Aïcha mu ngi noonu mu ngi noonu donc la toile ci la ñuy dugg nii comme ni ngeen ko xamee rek mu nekk actualité yi nga xamante ni moo gën a fës ci réseaux sociaux yi waaye tamit nekk yi nga xamante ni moom la ñuy gën a commenté moom la leen Coro Maxu Mandela daal di indil fii ci plateau bi ñu daal di ci waxtaan ku nekk aussi indi si li nga xamante ni moo di sa xalaat mu nekk daal ay actualité yu Richard Coro Maxu Mandela. dañu koy daal di dooree rek ak ñi nga xam ne ni rek ñoom actuellement ñoom ñoo gën a fës ci réseaux sociaux yi waaye itam ñu gën leen a publier gën leen a commenter li nga xam ne nii nag ci la ñuy njëkkee moo di wàllum politique. wàllum politique ba tey bu ñu ko tuddee rek dañuy daal di dikk ci li nga xam ne nii rek moom moo di yenn ci ay coow yoo xam ñu ngi ko doon dégg ci waaye politique yi waaye tamit nag ca li ñuy njëkkee sax mooy di rek wàllum inondation geek yenn yoo xam ne daal dina koy jur. bokk na ci ki nga xam ne ni moom moo di directeur bu ONAS moom mi nga xam ne ni ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko génnoon na rek ngir ñoom ñaar ñu daal di tontonte waaye tontonte yi dafa mel ni rek ci réseaux sociaux yi nga koy gën a gis ndax kii di Ousmane Sonko ba mu génnee ngir tontu wala sax fësal ki nga xam ne ni moom moo di directeur bu ONAS ci page Facebook am lañ ko njëkk a gis mu daal di koy posté foofee ba tax na tam ki nga xam ne nii moom moo di rek directeur ONAS ginnaaw bi nga xamee ne ay sorties am na ci inondation yi nit yi di wax naan li nga xam ne moom moo di 750 milliards xaw ma 763 milliards yi ñuy tudd chaque jour ñuy changer chiffres yi ñuy wax naan rek ñoom defuñu ko ci li nga xam ne ni moom moo di ci inondation yi maanaam pàccoo da cee am ak yenn ay tuuma sax di ci am ku ci nekk di tuumaal sa morom ba ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko génnoon ngir rek daal di xamle ne li nga xam ne ni moom moo di 63 milliards yooyu 763 milliards wala 750 milliards kenn defu ko ci li nga xam ne moom moo di ci inondation yi pendant 10 ans yi ñu waxoon ne ci lañ koy faj ndax bu ñu dee fàttali rek 8 ans yi nga xam ne ni jàll na ci la li nga xam ne nii moom moo di seen sumb boobu ci lañu ko sumboon waaye tamit nag li nga xam ne ni moom moo di ñaari at moom moo ci des bi nga xam ne Ousmane Sonko xam la ne loolu ki nga xam ne moom moo di directeur bu ONAS dafa daal di génn daan ne ko chiffres yi nga xam ne ni mu ngi koy joxe ak li nga xam ne ni moom moo di ay kàddoom daal da koy ñaawlu bu baax te it dafa bëgg ñoom ñaar ñu daal di tase ngir rek amal ab gisee moom tamit ba mu waxee loolu ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko noonu la ko sàkkoo woon ngir rek ñu gisee daal di indi ay leeral ci li nga xam ne nii moom moo di mbir moomu bi mu defee noonu tamit kooku di directeur de ONAS dafa daal di xamle ne moom ak Ousmane Sonko daal mën nañoo tase bi mu ko woowee mën nañoo tase ni kii aljuma ji ñu dëgmal ngir rek ñu daal di beccante ay waaye itam ñu daal di gën a gindeeku ci li nga xam ne nii rek moom moo di ci yoroon wi nga xam ne ONAS moom joxoon nañ ko ci wàllam ginnaaw gi nag la ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ba tey daal di génn ci fi nga xam ne moom moo di ci page Facebook am xam le information bi que ni ñoom dinañ daje li nga xam ne ni moom moo di vendredi bii di ñëw mooy aljuma waaye tamit daal dina koy gërëm daal dina koy itam félicité ci courage bi nga xam ne ni am na ko ngir mën a jàkkaarloo ak moom indi ay gindi ci li nga xam ne moom mooy liñ ko dénk indi ay chiffres tam indi li nga xam ne moom moo di ay dépenses am ndax nee na république noonu la war a tëddee moom Ousmane Sonko moom mooy wax nee na képp koo xam ne nii rek jox nañ la loo xam ne dañu ko dénk ngir askan wi bokk ko war ngaa mën a génn am courage yu wane li nga xam ne ni moom mooy nañ la ko dénkee na nga ko yoree woon te nee na loolu da ciy baax nee na moom dafa xamul te comme simple sénégalais la dafa xamul ba laajte te moom en tant que député may na ko ngir rek mu daal di koy mën a càmbar loolu da ko koy sant di ko gërëme te mi ngi insister à ce que képp koo xam ne dañ lay jox direction wala ministère wala loo yor rek nga daal di mën a dem ci lu nu mel ba mu ko defee tam ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi comme ça su ne nañ koy defee commenté nañ ko ñoom la ñu njëkk a def moom moo di rafetlu la nga xam ne ni moom mooy diggante seen ñoom ñaar seen diggante nii ñëpp yaakaaroon ne day ñagas mu daal di mujjee sax indi ay waxtaan ci biir nee nañ ñoom sénégalais yi loolu la ñu soxla bëgguñu rek à chaque fois xuloo bëgguñu xastante bu fekkente ne ñoom dañu poser la question muy politicien bi muy ki ñu dénk dañu posé wu la question à ce que kii lan la def wala kii lan la def ki ko nga xam ne ni moom la moo toog ci chaise boobu moom moo yeyoo problème bi na génn indi ci ay leeral comme nii mu ko bëgg a defee indi ci ay gindi te it ñoom nee nañ jour boobu ñu ngi xaar lépp loo xam ne ni rek ONAS dugaloon na ci loxoom ci wàllu mbënn meek yu ni mel mu daal ci indi ay leeral te leeral yi muy indi mu doon lu leer nañ ci bopp nit ñi waaye tamit mu doon loo xam ne ni daf leen di doy ci anam yi nga xam ne ni ñoom yoree woon nañ ko d'accord loolu de moom dina ma neex xaw ma nag ndax si ça ndax c'est une première parce que man moom ci li ma jot a fekkee lii moom maa ngi koy soog a dégg te wax dëgg yàlla dañu koy rafetlu vraiment bi nag ça dépendra aussi de bu ñu génnee ci waxtaan ba lan mooy nekk suite bi lan lañ fay waxtaanee ak ndax lañ fay waxtaanee tamit dina leer ci boppu nit ñi waaye am lu mu ci mën ci doon démarche bii nii c'est à saluer parce que tey jii nii tamit
buñ la dénkee mbir ñu bëgg see am ay leeral dañuy bëgg yow itam surtout daal di génn leeral ñu waaye tamit ñun les Sénégalais lambda tamit bu ñu soxlaa ay leeral tamit nañ ñuy may tamit ñuy kii ci daal surtout lu ñuy def à huis clos lay nekk wala loo xamante ni ñëpp a koy fekkee. certainement à huis clos lay nekk gëw ma ne loo xam ne nii mais gëw ma ne loo xam ne nañ ko fekke parce que mbubbu député bi nga xam ne nii moom la Ousmane Sonko sol moo ko may mu taseek moom pour mu jox ko ay leeral ci mbir mi donc xam naa du loo xam ne nii xëy na nag yeneen député yi ak keneen koo xam ne bëgg nga koo fekke xëy na ñoom ci seen bopp ngay approché wu pour mën ci fekke wala mën mais en connaissant Ousmane Sonko su génnee foofu la fa tukkee dina ko wax foofu laa bëggoon ñëwaat c'est vrai que dina nekk huis clos mais Ousmane Sonko le connaissant moom bu waxtaan ba jeexee moom la minute qui va suivre dina génnee wax askan wi yëfi askan wi la c'est très normal que ñu xam ci dara et puis man je salue une chose moom mooy du moins assemblée nationale teg commission boo xamee ne que ñoom ñooy am pour def wàllum ceytu bi ci gestion inondation c'est une très bonne responsabilité boo xamee ne que te xam naa ne peut-être su dul woon opposants yi ni ci nekkee di ci mettre la pression alors ils n'auraient peut-être pas pensé à ça parce que am na yeneen crise yu fi jaar te assemblée amul commission bu mu teg pour ceytu donc félicitations déjà après voilà mais yéen journalistes yi bàyyi leen di wax mbënd du mbënd baaxul mbënd yàlla bu mu am ci réew mi amiin mbënd baaxul léegi lu ñuy wax taw yi muy taw waame la tudd waame su tawee taw waame ba pare li ci am inondation mooy am wal ndox mi mooy wal dugg ci kër yi ba fees ci dell wala ci yenn yi léegi waame lay taw bu tawee ba pare wal mooy am mais mbënd yàlla nañu ci yàlla musal par exemple tey géej gi débordé wala muy taw boo xam ne ndox bi day ball ci suuf di ball ci kaw kon mbënd day yóbbu kër mën na dem ba muur kër kon loolu yàlla nañu ci yàlla musal kon nañu wax wal wala waame taw waame lay taw bu tawee taw waame ba pare am wal mooy am ku xeet saw làkk yokk sa ñàkk wallaay dëgg la kon suñu mbokk journaliste sax xam naa dinañ ci jëlaale li nga xam ne ni moom moo si rek leçon bu baax a baax bu kenn waxati mbënn nañu wax wal d'accord mu ngi noonu donc waa Kër Massar aussi maa ngi ciy profité ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax parce que Thioro man semaine passée dama dugg Kër Massar mais je me suis dit que ni lii ndekete ku ci nekkul doo xam dafa metti de foofu mosuma xalaat ne yëf yi yegg na fa et puis sapeur pompier yi fa nekk tamit ñu ngi leen di féliciter di leen encourager parce que ñi ngi def liggéey bu am solo foofu noonu mais ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax a baax waa Kër Massar ñu taxaw ci tuuti rek ci très rapidement waaw très rapidement métit bi nga xam ne ni tey jii ñu ngi koy dund bokk na ci koñ yi nga xam ne nii sapeur pompier dañuy xëy le matin pour ñi nga xam ne mënuñoo ba tëdd ci seen kër dañuy génn di liggéey ji 3 pirogues moo fay taxaw le matin mooy génne nit yi ku bëgg a duggaat 20h pile da lay fekkaat ci lii bi nga pointé pour 3 pirogues yooyu jëlaat di ramasser daal di dugal nit ñi ci biir lu métti la ñuy dund dematuñu marché mu leen la ne kon seen lekk bu ñu doon lekk 3 repas par jour def nañ ko instant bii 2 repas xam nga man côté boobu noonu man côté ban lay gën a xalaat mooy mag ñi ak ñi nga xam ne dañu nekk ay jigéen wérul accouchement heure bu ne mën na laa dab mag ñi nga xam ne tamit feebar tension diabète xanaa kon war ngaa gis liir bi nga xam ne def nañ ko ci paan xale bu góor bi téye paan bi teg ci kaw ndox mi mel ni ko yor gaal di pousse muy dem mais Thioro liir am boobu dafa jooyloo ñu bari man ma xoolee dama vidéo benn waaye mu kanam jégal paan bi balaa jégal man dama tiit ba ni mu génnee may seetaan vidéo bi su yëngatuwoon rek këpp amaana ndox moo xam ne mi ngi yem mag mi ki ko yor mi ngi ko yem fii xëy na papaam la ñu jël paan bi def ci liir bi non des choses yoo xam ne nii c'est ça dañuy daal di jàll ci leen waaye ba tey tam dañuy taxaw ci ki nga xam ne ni moom moo di Ousmane Sonko ba tey bu ñu ko tuddee rek moom ku ne xam ne ne heure bu génnee fi nga xam ne moom moo di réseaux sociaux da ko daal di occupé bu baax a baax rawatina coow li nga xam ne nii dox na ci digganteem ak ki nga xam ne nii moom moo di Bougane Gueye Dany coow lañ ko mën a tuddee ndax bu fekkente ne jokkalante dafa am rek coow la ku ci nekk wax jox sa morom ñu mel ni sax ñuy xuloo waaye tam ñu mel ni dagga santé très bien loo xam ne nii sénégalais yi métti lu nañ ko bu baax a baax waaye
tamit soof na leen bu baax a baax parce que ci jamono ji nga xam ne nii lañ ko defee jamono jii la sénégalais yi soxlawul li nga xam ne ni moom moo di seen jàmbat yooyu moom lañ soxlawul seen coow noonu jamono jii nga xam ne nii comme ni ko Mbaye Babacar waxee wal bi mi ngi yàq askan wi nekkatuñ ci jàmm yow nga dem pour dindi seenu métit yow nga dem pour wàññi sax la ñuy wax seenu métit jarul xiiroog ak ŋaayoo moom Bougane Gueye Dany dafa xaste que su fekkente ne nit ki day dem te yóbbuwul dara amaana dem bi amul sens puisque nee na ñoom ñi nga xam ne nii fa lañ demoon ci waa Kër Massar ak banlieue bi ñi wal bi laal soxlawuñu ay wax kese li nga xam ne nii moom mooy jëf lañ soxla Ousmane Sonko tam ba mu génnee tontu na ko ndax nee na ko moom yóbbu na 1 million de francs CFA xëy na moom ay moto pompam la am des motopompes de 125 000 130 000 moom la am ak somme de 100 000 francs waaye nee na moom tamit moom Ousmane Sonko génne na ci gafakaam li nga xam ne ni moom moo di 1 million de francs CFA daal di ko yóbbu mu mel ni ñoom sax ñoom ñoo bokk li nga xam ne ni moom mooy lii xëy na dañoo déggool waaye amaana bu ñu toogoon rek ci waxtaan dinañ déggoo ci li nga xam ne moom moo di ci ay kàddu ci loolu tam jarul xastante jarul leneen xaaruñu ko ci ñoom ay homme politique yoo xam ne nii la tey jii jeune lañu jeunesse bi dañ leen a jiital soxla leen ci yenn yi parce que booñ dee xool fu ñu wootee amaana sax ñu bari dañuy daw fekk si leen donc nañu yeddal seen bopp ñoom ca fa ñu toogee waaye tam li ci tukkee moom mooy que ku ne xam na ni ku ci nekk rek say ñoñ dañuy jóg ngir xiiroo ak ngaayoo ci wàll wi ñu ngi gis ay direct ci Facebook bi Twitter feneen ak feneen ñu ngi gis ay post yoo xam ne nii ñu ngi koy jëmale ci wàll wi nit ñi di xastante ak tout mu mel ni rek loolu baaxoo na ci géewug politique gi fii ci Sénégal yàgg nañ ko fay gis et tout mais tam ñenn ñoo xam ne rek dañu cee rax ndax gis nañu ay rappeurs yoo xam ne nii ñii bu ñu àndee ay Sonko ñii ñu ngi ànd ak ki nga xam ne moom moo di Bougane Gueye Dany ñoom ñi ngi defante ci seen biir ku ne mi ngi wax leen mais luñ ci gën a jaaxal sax ñi nga xam ne ñoom ñoo di internet yi moom mooy ki nga xam ne moom moo di journaliste bi di Aïssatou Diop Fall nekk fële ca TFM ci ab sortie boo xam ne nii def na ko ci benn émission boobu fële ca TFM moom Aïssatou Diop Fall mu daal di génn daal di ŋàññi complètement ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko parce que moom Aïssatou Diop Fall ba mu génnee fi nga xam ne moom moo di ci émission boobu daal di nay tudd li nga xam ne moom moo di arrogance su nee na Ousmane Sonko nee na dafa arrogant nee na Ousmane Sonko dafa réew nee na Ousmane Sonko dafa xamadi boppam dafa hautain nee na dafa suffisant mel ni nit koo xam ne nii xas ko boole ay jikko yoo xam ne tudd na juróomi jikko yoo xam ne ci nit ki yoo xam ne daal dina koy fësal ba tax na biñ koy sax dagg dafa dem ba moom bi muy wax dafa tàng lool mu mel ni li muy wax yitteel na ko ndax boobu mi ngi jàpp di xas ki nga xam ne moom moo di Ousmane Sonko ñenn tam ci internet yi nañu génnee ku ci mel ni Nit Dof rapport bi di Nit Dof ku ne xam na ne jegeñaal Ousmane Sonko la génn na moom tamit daal di koy xas ba di ko sax yàq loo xam ne nii moom ki nga xam ne moom moo di Aïssatou Diouf Fall mënoon na ko bañ a dégg gis nañ ñeneen tam ci ay waay politique yoo xam ne génn ñoom tam seeni coin def ca nañ ko mënee rek def ay direct waaye tam def ay post yoo xam ne dañ cee jàpp ki nga xam ne moom moo di Aïssatou Diouf Fall daal di koy xas ba nga xam ne nii ba mu ràpp saaga sax def nañ ko moom fi nga xam ne ni moom moo di ci réseaux sociaux yi ñi nga xam ne tam ñoom ñooy internet yi nga xam ne ñoom ñooy wayoo yaayoo li nga xam ne moom moo di commentaire itam gis nga comme ni ñu koy defee saa su ne dem nañ tam ba koy tuddal moom Aïssatou Diop Fall yenn yoo xam ne ni sax ñun mënuñoo toogaat fii di ko tudd parce que boo dee xool ci commentaire yi yëpp ay saaga la ay wax ko naka sudul noonu ay leneen ak leneen tooguñu nag fii pour indi ay leçon de morale ñun amuñu xam-xam boo xam ne nii war nañoo mën a jël suñu ay lii di ko wax ci Aïssatou Diop Fall mais li ñu ci gis ñun man de ma part personnelle mooy que journaliste mën naa maandu ci waxi politicien bu fekkee la ngay woote mi ngi ci yow war ngaa mën a maandu ci waxi politicien ndax fi ñuy njëkkee mooy politiciens yi ñoom ñooy xuloo ñooy àndaat ku ko weddi lu récemment ñun ñëpp la fekk ñuy doog a judd sax yëg nañ ko diggante maître Ablaye Wade ak Macky Sall ana ñu tasewaatuñu ana maître Ablaye Wade demu rangé ju te ñëpp a yaakaaroon ne rayante day ñëw seen diggante leneen ak leneen faat nañ fi bakkanu politicien ñu ne politicien la wax ji juffa leneen juffa te mi ngi nii France daal di xëndem kenn xamu ca ana kan moo def ana kan moo dindi marto nañ fi politicien ñu ne politicien moo ko def ana mu tey ji fu mujj te ku ci waxoon rek tey ji yaa nga ca des ndax ñoom bu ñu paree ñoom ñooy àndaat ci seenu biir donc man li ma gis moom mooy que moom Aïssatou Diop Fall ci man de ma part personnelle moom warta toog fi mu toog di xaste wala muy def leen ci journaliste bu liiwee li may wax na xool ci journaliste yi nga xam ne nii référence lañ ci mbir mi am na ñoo xam ne ñu ngi fii toog dañuy génn à chaque fois di wax xam-xam
di waxee li nga xam ne ni tey jii moom mooy jariñ askan wi di gindi tam askan wi nga xam ne nii ñoom ñoo yeyoo toog di seetaan ak di déglu information ci lu yàggul dara génn na ci Thierno Alassane Sall livre bi nga xam ne nii génn na ko ci génn na ci yeneen ak yeneen xas keneen ak keneen mu mel ni tam baaxoo na ko tam heure bu Ousmane Sonko génnee mu génnaat teg ci deram loo xam ne nii weñ bu ca ton day daal di dee ba tax na ñenn ci internet yi tam nañ ko waxee rek moom mooy que soxlawuñu moom Aïssatou Diop Fall xam-xamam soxlawuñu ko puisque mësul génn ba wax loo xam ne daf leen di jariñ déjà moom dugg na ci communication nit yi te ba pare dafa jël mbir mi mu def ko yëfu personnel am parce que li mu ko def yëfu personnel am mooy dafa wax ba pare daan ne ñëpp xam nañ ne Sonko communication mënu ko doxul ci wàllu communication ndax jàngu ko Bougane Gueye Dany mooy def communication moom sax mënu ko comprendre ndax magam la déjà rek yow yaa ngi jël part boo xam ne nii féete nga ba ñëpp xam ne da ngaa féete te journaliste déjà du def loolu beneen bi mooy bi nga waxee ay dafa arrogant dafa réew dafa nangam dafa sàngam yaa ngi tuumaal wala sax yaa ngi saaga way juru ka ngay waxal parce que nit ki boo demee bay tudd ay jukkoom ci yenn yi saaga nga koo xam ne nii bokku ca muy way juram bi nga xam ne moom moo ko yar et tout te saaga bi mu wax ne Sonko dafa day xëy chaque jour di saaga Sonko ba muy wax ba léegi kenn mësu koo dégg mu taxaw def comme Aïssatou Diop Fall ni muy def mësul taxaw saaga ma sàmba nii ma demba te Aïssatou Diop Fall taxaw na nit ki soo ko waxee da ngaa réew soo ko waxee da ngaa arrogant tudd nga jukkoom nga tudd te biñ ko posé question boobu question xam-xam lañ ko posé ci xam-xam la waroon tontu mais doo jàpp nit ki personnellement nga koy xas ak di ko wax yenn yi journaliste moomul yenn yi gis na ko ci Thierno Alassane Sall bi ba mu génnee wax ci ku ci nekk taxaw na ba Moustapha Diop yi nga xam ne nii fu mu nee ñëppay taxaw seetaan ko déglu ko parce que du wax luy yàq du def luy yàq du wax lenn loo xam ne nii nit ñi duñ ko mën a déglu ci seen nopp yi loolu la journaliste taxawee ak ñeneen ak Pape Djibril Fall mi mu bokkal tey jii di bokk moom ay plateau foofu mu ne nit da ngay xool ci ñi nga xam ne nii ñoom nga war a boo fekkee ni sa jàng mayu la yenn yi wala sax sa xam-xam mayu la yenn yi wala sa xol di la may yenn yi nga xool ana ñan ñooy sa ay nawle ci métier bi te métier boo ci nekkee waroo cee fexe di jël ndaare da ngaa war a fexe jël pay wala nga jël deux waaye mënoo fu ñu waxee rek nga daal ci nit de toute façon Aïssatou Diop Fall bon journaliste la et ku nekk xam na style bi nga xamante moom lay demee moom dafa am propre style am mais tamit quoi qu'on puisse dire sur ce cas moment je vais dire que elle a débordé parce que man bi ma xoolee yëf yi dama ne mais attends kii la moom ko dal et que moom dafa nekk koo xamante moom dëgg yàlla am lu ma ci wax bokk na ci ñi nga xamante ni di nga booster métier bi te bokk na ci bokk na aussi ngeen baal ma rek te bokk na aussi ci jigéen ñi nga xamante ñoo tax ay jigéen ay xale jeunes ci mel ni mën a osé mën a dugg ci li nga xamante moo di journalisme mais tey bu ñu ko gisee mu waxee nii daf ñu xaw a jaaxal tuuti dama naan est-ce que aussi amul benn problème interne ci suuf boo xamante am na ko peut-être moo Sonko boo xam ne kenn parce que ni mu waxee nii man daf ma daal di jaaxal trop journaliste du jël si liñ ñu jàngal ñoom du jël position ba mu feeñ nii à ce point ci benn émission boo xam ne émission xam-xam la tamit ñi fa toogoon ñëpp di wax xam-xam mais tam fi may ñëwaatee comme da ngeen maa dag mooy que moom mi ngi wax ci wàllu communication moom mi ngi wax ci wàllu communication di wax ni Bougane moo mën a communiquer moo lii moo laa mais moom kenn ëpp ko ay faay ci wàllu communication moom Aïssatou Diop Fall bu la bëggee posé ne la sa kan mooy sa yaay rek da koy wiiral ci ay émission nañ ko seetaan baax moom kenn ëpp ko problème communication moom mi ko jàng xam nga dans l'éthique et la déontologie déontologie autant pour moi ci wàllum journalisme maanaam yow mi nga xamee ne que chroniqueur nga je pense xoolal le doyen alors Ibrahima Bakhoum xoolal genre ñooñu noonu xoolal c'est des personnes ñoo xam ils sont très courtois xoolal ay Sada Kane hyper courtois xoolal dañ lay wax li ñu lay bëgg a wax nga xam ne kii lii la bëgg a wax te doo ci am benn frustration maanaam mën nañ la téye di la wax loo xamee ne que buñ la ko waxoon brutement nii nga gis ci sa bopp genre xoolal chronique boo koy def jàngaluma kenn nag quoi parce que on est des débutants ba léegi tuuti nañ lool pour jàngale waaye xam nañ tamit mais nit su toogee la mu war a wax ci plateau en tant que journaliste parti pris peut-être sax du ñàkk ci xol parce que ku nekk am na loo yëg mais en tant que professionnel mu nekk une personne boo xamee ñun yàgg nañ di koy suivre quoi yàgg nañ di admirer donc liggéeyam ak audace bi mu am ci liggéeyam mais am na foo xamee ne que fa nga war a yem ci say sentiment ci say feeling boo demee ba am pour di wax ci nit ba say envie say yëg-yëg di yeewu rek foofu sa dimension professionnelle suulu te mënoo côté boobu de te bu dee répétition tam day coro yow moom dañ lay bàyyi ci bii bi ay waaw benn côté bi ñu ci indi rek moom am na style am personnel boo xam ni wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ko te bu fekkonte ne Ousmane Sonko
Sonko la toogal di waxtaan ak moom peut-être propos yi nekk na lu xaw a vexant un peu waa xaw na kii boo ko dee dégg affaire yooyu mais osé woon na xam naa ni jàkkaarloo moom wax ko yu xaw a mel noonu parce que ku ne xam na ko ci si bi muy doxee mais nag quand même comme ni ñuy waxee rek nit ki daal ñoom ñoo nekk ay journalistes yoo xam ni ñoo nekk ci métier mi population bi di leen déglu di leen may nopp pour ñu gindi ñu ñun ci li muy defee te bu fekkente ne dañu am benn xaar ma yàlla ak benn ci opposition bi wala tey ji ak état ñun li ñu soxla ñoom duñu ko mën a wax parce que nit ki bu la nee man sa noonu laa kooku bu la wooyee doo ñëw wala bu la waxatee doo dégg te ñoom dañoo war a wax li tax askan bi di ko dégg kon loolu aussi képp koo xam ne yaa ngi ci métier war nga cee bàyyi xel donc mu nekk ay propos yooyu nag xaw na doy waar waaye moom nag dafa am style loolu daal moo xam ne effectivement répétition sax nag tayeef la loo xam ne ni chaque jour nga répété wu ci ku tudd Macky Sall rek nga jóg daal di ci wax loo xam ne ni tam day daal di metti nit ñi tam dañuy toog ñoom tam ca seen xam-xam daa lay toog loolu dañuy daal di dikk ci keneen ki nga xam ne nii rek tey jii muy di sunu baay wala sunu maam sax ki nga xam ne moom moo di Lamine Diack te li nga xam ne rek moom moo di njàqare dal ci kawam ndax ku ne xam na ni ay at a ngi moom Lamine Diack mu daal di am problème fële ca France ba ñu daal di ko fay téye ginnaaw bi nga xam ne rek IAAF bi nga xam ne dénkoon nañ ko ñu daal di ne rek da cee amoon wàllum guerre ci ñenn ñoo xam ne rek ci ay athlètes russe lañ moom ki nga xam ne nii rek moom moo di Lamine Diack nag li nga xam ne moom moo di verdict ba daal dinay wadd maanaam daal nañ koy condamné 4 ans de prison yoo xam ne 2 ans yi da koy tëdd fi nga xam ne ni moom moo di ci kaso bi naam sax bu ñu xamee ni li nga xam ne moom moo di âge am mayu ko mu daal di koy tëdd lépp xëy na ci kaso yi ak yenn ci ay lijjanti yoo xam ne mën nañ koo def waaye itam am na amende boo xam ne toll na ci 500 000 euros yoo xam ne ni rek war na koo joxe kii di doom ja di Pape Massata Diack aussi moom tam gis nañ ne condamné nañ ko à 5 ans de prison ferme daal di koy amende xaalis tamit bu ëpp la ñu amende ki nga xam ne ni moom moo di waay juróom bu góor mu mel ni lu ni mel daal dinay soxal yi nga xam ne ñoom ñoo di mbokk internet yi ndax tam daal dinañ koy commenté bu baax a baax ñoom ca nañ ko commenté mooy que dañoo fàttali à chaque fois rek ki nga xam ne moom moo di maître Abdoulaye Wade ak la mu ca waxoon début bi mooy que ñoom ci gindi sax ñoom ñu ngi xamle parce que ci benn commentaire boo xam ne rek xam na ne mag jar naa bàyyi ci mu réew te mag ku koy déglu tam doo xëy na doo juum amaana sax bu defee li mu war ak bu def lu mu war ndax mag mën naa bon ba pare te du bëgg kenn ku bon ba mel ni moom ñu ngi koy gis ci biir commentaire yi am na ñuy wax naan xamuñu woon ne maître Abdoulaye Wade woowoon na ki nga xam ne moom moo di moom Lamine Diack ngir rek daal di koy mën a dànkaafu bu baax a baax ci mbir mi nga xam ne dénkoon nañ ko nee na ginnaaw bi mu déggee ne daf ci doon am yenn ci ay njublang yoo xam ne ñu ngi ko ci doon tudd mu mel ni tam ki nga xam ne moom moo di Pape Massata Diack gis nañ ko mu daal di génn ne tuuma yooyu dañ koo teg ci seen kaw waaye dara amu ci ndax buñ dee xool nee nañ ci ay Michel Platini ak yeneen yoo xam ne mën nañ ko fàttaliku bañ leen ko jiiñee amaana mbir mi tollu woon fenn dañoo daal di nësa xalaat affaire yi ndaxte ñoom ay tubaab lañ nee na ñoom nag li ñu nekk ay nit yu ñuul amuñu doole moom moo tax ñu daal di leen di néewal doole ba mu feeñ nii waaye nee na bu fekkonte ne dugg nañ ci mbir mi bu baax a baax ñoom dinañ xam ne li nga xam ne ni moom moo di tuuma gi ñu leen teg mësuñu koo tegoo ba tax na tam ci ñenn ci commentaire yi mooy que ne rek ñoom la ñu xam le moom moo di ne yërëm nañ ki nga xam ne ni moom moo di président Lamine Diack bu baax a baax te it ñu ngi koy masawu ci mbir mi waaye tam ñu ngi koy ñaanal ngir suñu borom suturaal ko ba lépp loo xam ne ni rek tuuma la buñ teg ci kawam yàlla teggi ko waaye tam tëdd boobu ñu ne da koo war a tëdd kaso tam yàlla daal di ko koy teggi ba nga xam ne nii rek dina doon loo xam ne day jaaxal nit ñi waaye tam ñoom ngi dànkaafu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi parce que nee nañ bu fekkee Interpol la ñu yónni pour mu jàppalu Pape Massata Diack amaana mandat d'arrêt international lañ ko jox waaye nee nañ ñi nga xam ne ñoom ñoo di gouvernement bi la ñuy daal di dànkaafu bu baax a baax ku ne xam na ne kaso kenn yéene ko sa morom te ñoom famille boobu defuñu fi lenn loo xam ne ni tey jii fii ci biir Sénégal loo xam ne war nañ leen a yéene lu bon donc ñoom ñi ngi ñaan Pape Massata Diack bu ñu ko livré maanaam bu ñu ko jox ñi nga xam ne nii ñoom ñoo ko soxla di waa France ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ko bëgg a tëjlu ba tax na tam ci loolu ñoom ñu ngi xamle rek ni ki nga xam ne moom moo di président Macky Sall na ci jël ay matuwaay ba fépp foo xam ne laaj nañ leen ko wala Interpol war na ko faa mën a lié ñoom ñu protéger ko ci côté boobu ndax mën naa nekk waaye tam ñu ngi fàttali ne heure bu Sénégal defee noonu Sénégal defee noonu pour jàppalu doomu aadama ci biti réew amaana du amaat suite donc ñoom it comme ñoom ñoo ñu ko mën a def ñun nañ leen ko def bu baax a baax te doomu Sénégal rek la te nee nañ même su fekkee ñoom dañoo yëngu ci wàllum guerre sax daan nañ fi jàppale ay doomu Sénégal te seen loxo dugal nañ ko ci yenn yoo xam ne nii gis nañ ko ñu dugal ko fa te bañ ko fa dugalee am na njëriñ ci wàll wi donc ñoom noonu daal nañ ko gisee ci fi nga xam ne moom moo di ci commentaire yi. Bon, pour concernant le cas de Lamine Diack Sénégalais yi nañu bàyyi di ci woo président Macky Sall parce que bu ci bëggoon def dara def na ko ci dès le début mais ba yëfi commencé ba ni nga xamante ne noonu la procédure amul dara lu mu ci def te tamit benn affaire dafa am nag quoi qu'on puisse dire Lamine Diack
jàppale woon na bu baax ay nit fii nii ci Sénégal mais ba mu surtout les politiciens sax ñoo ma tax di wax mais ba mu nekkee nii ci ay jafe-jafe ñoom ñëpp amul kenn koo xamante ne nangu na si àddu mais moom aussi Papa Massata Diack comme ni Olof Ndiaye di wax du man bokkuma ci moo gën bu mu jël ay exemple ci ay Platini yooyu noonu dëgg la def na lu grave ñoom Platini et que européens yi defuñu ci li nga xamante ni moom la si waroon def mais bu ñu jël exemple ci ñooñu parce que ñun ak ñooñu bokkuñu ay li nga xamante moo di ay bokkuñu ay valeur bokkuñu ay gëm-gëm ñoom li nga xamante ni seeni audace may na leen ko ñun suñu audace waruñu koo may waaye ak lu mu ci mënti doon daal moom président Lamine Diack dañu koy ñaanal bu baax a baax li nga xamante foofu teg na ko mu tegg ko mais aussi à souligner que ni pas du que dafay dem tëddi kaso parce que déjà li mu waroon tëdd na ko ba pare 2 ans yooyu noonu mais il sera sous résidence surveillée d'après information yi nga xamante ni am nañ ko démb waaye daal war nañ koo jàppale bu baax a baax mu ñibbisi waat sax au moins Sénégal xam nga toog fii auprès de sa famille daal di dallu parce que li ko dal aussi lu metti la waaye comme li nga wax tout à l'heure waxi mag aussi jar na bàyyi xel parce que président Abdoulaye Wade quoi qu'on puisse dire avertiroon na ko dès le début avertiroon na ñu bëri ñoo xamante ni tey jii ñu ngi ci ay jafe-jafe mais ca jamono gi ndeysaan dégluñu ko woon waxi politicien xam naa lañ ko jàppee woon rek malheureusement mais yàlla baax na ñu daal ci leneen yàlla baax na ba tax na man dama leen di laaj ndax gis ngeen vidéo boo xam ne mu ngi circulé ci réseaux sociaux yi bu baax a baax muy ab sénégalaise benn maire boo xam ne yor na xaalis bu takku ci benn mallette gis nga nit ñu koy wane nii du ñu jël vidéo bi di ko publier puisque ci réseaux sociaux yi la nekk dañ koy moom comme suturaal boppam ñun dañ koy daal di rek suturaal moo tax ñu indi nii photo bi amaana képp koo xam ne rek da ngay surfer ci réseaux sociaux yi ak yeneen yu ni mel mën nga soo xoolee nii di nga xàmmee ki nga xam ne ni moom moo def jëf ji mooy maire boo xam ne dafa tiim maletu xaalis ay sénégalaise la olof bu leer naan ñu lay làkk ci biir mu mel ni rek day defanteeki noonam parce que ñi commenté ñëpp loolu la ñuy wax ay am naa kër fii sama taaw laa ko may am naa kër fii sama doom ja ca topp laa ko may jël lépp li nga xam ne moom moo di wàllu alal moomale ko boppam ba pare daal di koy fësal ci fi nga xam ne moom moo di ci ab vidéo bi nag di circuler bu baax ci réseaux sociaux yi amaana sax nag man comme ni ma ko waxee moom jógul woon pour jël vidéo bi dugg ko ci réseaux sociaux yi ndax moom ku ko xool moom mii xam ne billaay soriwul même bu fekkee mu ngi ci réseaux sociaux itam soriwu ci est-ce que comprendre nga du moom xam naa moom moo jël vidéo bi dafa rëcc daa dugg ci réseaux sociaux yi ci man ci sama xalaat bu gàtt laay waxee parce que nit mënta dofee nii dañuy rafetal parce que tam mag la waaw rafetal rek mag la amaana nit ñi ñu ngi toog ci commentaire yi di ko ci yekk loo xam ne comme mbelengaan nit ñànk naan dafa wérul am na ñuy dem sax bay wax naan dafa wérul mais ku ko gis solom bii mu solu nii defaru ba jekk nii xëy na tam comme ni ñu koy waxee rek ndax ñu ngi naan ñi nga xam ne nii ñoom ñoo di ñu wéru ñu ngi ci biir ñu wér ñi xëy na tam loolu da caa am rek parce que tam ni mu defee moom ñëpp a ko ñaawlu vraiment ñëpp a ko ñaawlu loo xam ne nii la rafetul benn yoon warul woon jël xaalisam bii bu fekkee moo ko moom ak moomul di ko exposé ci ab vidéo rawatina di waxante yoo xam ne wallahi li moo raw cas communautaire bi cas communautaire gis nga booy lire commentaire yi fi la ñuy toog di ree ba suba parce que di nga ci gis commentaire yoo xam ne mais comme mag la nañ ko xëy na nag ñun tam mënuñoo toog di ko jox ay leçon de morale waaye tamit ni ko ñëpp ñaawloo rek nañ ko ñaawloo noonu keneen ku ko bëggoon a def tam na la may tudd ni mel en tout cas li gars yi di wax rek yàlla mayewul dafa able te heure bu ko neexee nag ci seconde bii nii la mu la may nii mën na ko jël léegi te doo ci mën dara ak fii jamono ji toll nii ak fii réew mi toll nii waaye yàlla baax na donc Thioro waxtu bi daf ñoo dab depuis tout à l'heure donc ñu ngi lay bilaay modeste zéro waaye yàlla baax na daal ñu ngi lay remercier bu baax a baax yaay bébé Luna tey moom laatuwaa bi sax na ca saapa mayor naa bi passé Salma 10 milliards teg naa ci yeneen 10 milliards muy fay yaay Luna boobu yàlla moo ci yokk nag chéri Maxu Mandela ëpp na ay bi defante maa ngi koy dominer ay bi defante waaw amoon mbégte rek toog fii ci plateau bi indi li nga xam ne ni rek moom moo di jàmbatu ñi nga xam ne ñoom ñoo di internautes yi lépp loo xam ne rek ñagas na ci kàddu yi ñu ngi ciy jéggal bu baax a baax sunu matadi moom moo toll noonu waaye tamit li nga xam ne nii moom mooy defar rek moom moo ñu tax a jóg di jéggalu encore une fois bu baax a baax ci kàddu yi waaye tam di joxe rendez-vous rek ni kii mardi incha allah rabbi ñu ñëwaat ak yeneen toile di leen tàggu ami téléspectateurs yi ñu tàmmoo si d'accord jërëjëf Thioro on te donne rendez-vous semaine prochaine incha allah nga ñëwaat ci jàmm ak salaam ñu daal di ñëw nag amal une très courte pause daal di ñëwaat sur le plateau